laale bi ñu laale nii rek ndoptanaa la barki yeneen bi maa la ëpp doole. mais man mënu ma ko doole te man góor gi dund ëpp ma doole. Seydina Muhammad bu adul ne prix ma xaru sa kaw. soo xaroo ci man boo xaroo ci man du ma bëri yow dama lay duma. mënoo maa duma ndax ñeme woo ba di xool bay duma moo nekkul ci yow. boo xaroo sama kaw boo duma la. léegi lu mu wax ba di xool bay duma moo nekkul ci yow. ama góor bu loxo yu jógee ama benn problème daa am daa am problème boo xam ne moom. waaw ragal bu fippu nga. bis baa bu adul ne prix maa lay njëkk a dóor maa lay njëkk a song. doo ma njëkk a song doo ma njëkk a dóor. ok ba bis ba. te naa la woon ci bëre loo xam ne nit mosu la bëree loolu noonu. li ma doon wër ci moom gis naa ko bu bis baa ma def ko lu ko góor mos ko dem. le 6 incha allah naa la teg loo xam ne nit mosu la ko teg si. waaw di wax gars yi rek combat bi seen affiche lay am. di woo waa diaspora bi ñëpp amateur yi seetaan lamb yëpp ñu wax mal ñu war a bëri le 6 incha allah. ngeen teel a jënd seen code waajal ndax bu bis baa di ngeen gis lu neex di ngeen gis ambiance di ngeen gis bëre di ngeen gis xeex. su ngom loolu am na solo léegi nag dañuy ñëw ci li nga xamante ni moom mooy Siteu war a bëre le 20 gis nga ni def na shooting démb vidéo yi génn tey dama bëgg nga décortiquer ma état de forme Siteu fan nga bëgg ñu commencer ko. Siteu donc mën naa def comment dirais-je. mën naa la jox bi muy wanee ginnaaw doo bi. bi mu wanee gannaaw doo bi exactement voilà. vidéo baa voilà mu ngi nii j'ai pris la vidéo aussi tamit mu ngi noonu. parce que boo xoolee. baa ma jël bi. waaw boo xoolee d'une manière générale. lii la ñuy wax la partie postérieure. waaw da nga koy teg d'un athlète lii la ñuy wax la partie postérieure d'un athlète. lii moom moo gën a essentiel. waaw ci partie bi nga xam ne si moo gën a essentiel bu dee mbër nga. maanaam ab mbër li mu war a gën a privilégier. mooy tous ces muscles là. maanaam bu ci négliger benn muscle. ci kaw ba ci suuf. ci kaw ba ci suuf. boo commencé au niveau des deltoïdes. au niveau des ci kaw mbagg yi noonu. ci kaw mbagg yi nii. waaw gis nga yii. waaw. boo ba damay wax d'une manière générale de manière ramassée. boo xoolee da ko liggéey ba mu nice. boo xoolee triceps yi. triceps yi génn na. boo xoolee le dos. surtout le bas du dos au niveau des érecteurs du rachis. nice. boo xoolee ses fessiers. aussi tamit liggéey na ko. boo xoolee ischio-jambier yi liggéey na ko. ses mollets aussi tamit liggéey na ko moo tax nga gis taxawaay bi nii. day daal di équilibré wu. rien que en voyant l'image. on sent nettement que Siteu a bien amélioré sa forme physique. Physique d'abord physique. mooy lu visuel li nga xam ne si da nga koy gis. nekkagul en action pour ñu mën a comment dire def benn analyse beaucoup plus profonde. mais en le voyant comme ça on voit que Siteu liggéey na physique am bu baax a baax a baax et lii c'est prometteur. vraiment lii dana dalal xelu. supporters yi nga xam ne ay supporters am lañ la ay supporters am lañ di ko supporter rien que ngeen gis image bi. maintenant nag. ci kanam sunu waaw jox ma ci kanam. su ma la ko joxee ci kanam yaakaar naa ne voilà mu ngi nii. boo ma ko joxee ci kanam aussi parce que boo xoolee ci kanam. bu dee mbër la partie yi nga xam ne si moo ci ëpp njëriñ mooy au niveau des abdos. moo tax man des fois damay gis ni damay poser wu la question est-ce que mbër yi xam nañ l'intérêt de travailler des abdos. maanaam ce que représentent les abdos. surtout les obliques moom moo nekk nii ci côté bi. bii moom comme on dit tablette yi nii. mooy muscle yi nga xam ne si boo dee dem toilette yi ngay pousse noonu boo dee onk yi ngay sentir yooyu la. mais ba tey day participer ci li nga xam ne si moom mooy bëre bi nga xam ne si moom ngay def. à part les abdos. gis nga quadriceps muscle bi ma la woon sànq moo ëpp njëriñ quadriceps donc mbër soxlawul sax muy am les V là fii. ci tànk yi ci tànk yi. loolu mën na ko sax déséquilibrer c'est-à-dire que bu dee da nga am li ma doon expliquer sànq naan asymétrie bu dee sa pooj yi dafa ëpp sa fii ci gannaaw. sa ischio-jambier yi. loolu mën nga indi benn déséquilibre parce que même pour def la flexion normalement doo ko mën parce que lii moom moo lay bloqué. kon ñi nga xamante ne dañuy xool mbër ne ko sa tànk yi amul ay. sa tànk yi amul njëriñ li ëpp njëriñ ci fii ci cuisse bi. ci partie cuisse bi mooy li ñuy wax les ischio-jambiers loolu la ñuy wax les muscles fléchisseurs de la jambe des genoux. te mbër dafa bokk ci partie bi gën a ëpp solo maanaam à part la hanche les articulations mooy genou moo tax mbër bu am genou rek da ngay gis day am problème. même jël risque ci biir combat. même jël risque ci biir combat wala mbër buy bëre ba nu bloqué genou day am problème pour avancer donc du coup ces muscles là
dafa am solo pour la puissance après l'ischio-jambier. à part fii da ngay ñëw fii nii sur les biceps. moom mooy tax muy def traction. donc bu solee nii par exemple. bu solee nii donc ces biceps c'est là où les biceps liggéey ko am solo bu baax ci mbër. beneen bi nga xam ne mëninam la boo xoolee ses avant-bras. boo xoolee liggéey na ko bu baax parce que da koy mën a permettre mu mën def une bonne saisie. nga xam nga Siteu voilà mën a jàpp sa benn loxo. waaw. par exemple Balla Gaye buy bëre di la bloquer sa benn loxo. bu boobaa Franc mooy ruube foofu ci suuf. donc dina mën a téye donc Siteu conscient na ci li nga xam ne si moom la am atu mooy saisie. maanaam mën na téye sa loxo doo rëcc. donc boo xoolee ses avant-bras liggéey na ko bu baax. maintenant pour résumer un peu dañuy gis ni que Siteu d'une manière générale liggéey na en fait yaramam ba mu baax. maintenant nag li nga xam ne si moom moo ëpp solo bu ñu ñëwaatee fii. le dos dafa am lu ñuy wax les muscles essentiels pour la lutte. que ça soit la lutte simple que ça soit gréco que ça même ba ci boxe les sports de combat dafa am lu ñuy wax les muscles essentiels. ces muscles essentiels yooyu mooy yan boo xoolee mooy li ñuy wax les deltoïdes pour blocage deltoïde la bonne frappe et la bonne comment dirais-je le bon rattrapage frappe dafa am rattrapage. boo dóoree loxo bi da nga war a am capacité rattraper ko mais sinon bu ratee mën nga dem. loolu noonu deltoïdes yi dañ ciy jouer un rôle essentiel. ak les trapèzes boo xoolee macha allah liggéey na ko bu baax. boo xoolee au niveau de ses triceps. triceps yi aussi tamit triceps mooy dóor. triceps aussi tamit mooy bloqué maanaam mbër bu ñëwee nga koy bloqué nii. triceps fii la nekk. bokkul ak biceps nga xam ne si c'est pour des tractions maanaam boo dee xëcc mbër bi. mooy bloqué triceps yi boo xoolee liggéey na ko bu baax. au niveau de son bas du dos boo xoolee le grand dorsal liggéey na ko bu baax. au niveau des rachis liggéey na ko bu baax. boo xoolee lii nii lu tax mu war ko liggéey mooy da lay permettre nga mën a comment dire def ay rotation xam nga mbër day def rotation. La rotation c'est au niveau de l'articulation coxo-femorale accompagné des mouvements du dos. donc rotation yii nii lu am solo la. boo ñëwee ci bokkul ak sax esquive ba léegi. rotation rek. rotation n'importe quelle rotation moom nga jàpp comme ça Thiès ni mu def keroog. voilà ni mu def. Zarko. rotation boobu mu nekk à l'aise les muscles du dos à part les jambes dañ ciy jouer bu baax a baax rôle bu essentiel boo xoolee fii. ces ischio-jambiers boo xoolee aussi tamit liggéey na ko bu baax parce que ischio-jambiers yi mooy tax. mbër mën a wàcc ci suuf def flexion normale am une bonne stabilité mais aussi tamit am une bonne puissance au niveau de ses jambes donc mention spéciale daal en tout cas ak à Siteu pour sa bonne préparation boo ñëwaatee nii ci kanam gis nga abdos yii nii lu tax mu gën a am solo mooy gis nga mbër yi boo xoolee ñi seen biir yi rëy bu ñu sonnee da ngay gis seen biir yi di tëb xam nga lu tax boo ko bàyyee xel bu baax boo xoolee mooy mbër yi nga xam ne si liggéeyuñu seen abdos yi bu baax a baax parce que abdos yi da lay permettre nga am une bonne transmission de l'oxygène ba pare une bonne récupération rapide ci biir combat bi parce que les abdos li ñu koy waxee ce sont les muscles de l'expiration forcée maanaam nga dem ba mujj dootoo am souffle comme ñun ñu koy waxee pour nga mën a récupérer waat am oxygène bu baax loolu noonu abdos yi da la ciy dimbali bu baax a baax xam nga temps yi maa ngi expliquer ci affaire point de côté souvent mbëri bu ñu ko dee am souvent boo xoolee ñi nga xam ne si du ñu liggéey seen abdos yi bu baax a baax looloo tax ñu koy am parce que point de côté ce n'est rien d'autre que une contraction au niveau du diaphragme boo xoolee boo ko amee danaa la nga nacc ci bu baax a baax mu dañ wala nga def une inspiration profonde boo nekkee si sa biir combat boo sentiree point de côté di ñëw dama leen koy may maanaam taxawal nga inspirer bu baax ba dugal ngelaw bu baax a baax xëcc bu baax bloqué après bàyyiwaat nga xëccaat bu baax bàyyiwaat loolu mën na dindi point de côté parce que souvent li koy indi mooy manque d'échauffement bu dee côté mbër yi wala ngeen lekk boo xam ne si combat bi tey la nga lekk yàpp
ana mbër ak lekk yàpp jouru combat wala naan soow moytu leen loolu sinon ay points de côté yeeg yooyu noonu moom ngeen di am en tout cas pour vraiment la préparation physique de Siteu lii daal kon yow mën nañu wax ni Siteu yow pour yow instant bi mu ngi ci meilleure forme physique am. meilleure forme que bi mu indi Modou Lo contre Modou Lo. ok parce que boo xoolee ni muscles yi saillant nii contre Modou Lo ba mu defee shooting da nga gisoon ni que biir bi. dafa commencé dafa poids bi dafa bare woon en plus. man ni ma ko gisee nii gis naa ni que ci la parce que poids bu melee nii équilibré muscles yi feeñ liggéey masse musculaire am donc dañuy jàpp ni que sa force a augmenté. Si sa force augmente sa puissance va augmenter forcément pas forcément sax mais bu dee liggéey mouvement yi nga xam ne si day tax puissance am yokku mais surtout am li nga xam ne si au finish moom mooy la confiance bi nga xam ne si moom la war a am parce que le fait que gars yi di apprécier li nga xam ne si moom la liggéey déjà loolu dina yokk confiance am bu baax a baax en tout cas meilleur que li mu indi contre Modou Lo. léegi su ma la déggee ci préparation mbër doo moo ci ëpp solo ak tànk. exactement. ci kanam ak ci ginnaaw. ci maanaam li ñuy wax la partie postérieure moom moo ëpp solo ci mbër buy entraîner beneen bi aussi tamit ay tànkam quadriceps yi c'est pour comment dirais-je une bonne puissance au niveau des jambes les mollets nga am appui bu baax parce que mbër dafa war a am appui démarré wul ci tànk bi directement. mollet bi mollet bi il faut mu dëgër. beneen bi aussi tamit le tendon d'Achille wàcc ci suuf bu ko defee nag nga mën a am une bonne stabilité mais avec des exercices de proprioception yoo xam ne si proprioceptif yi nga xam ne si mën nga ko liggéey mu gën la yokk. beneen bi partie postérieure ba tey gis nga prise boo ko dee def boo dee prise mbër donc sa ischio-jambier bu dëgërulee doo mën a garder la flexion yóbbu mbër bi ba mu jeex ak stabilité bi nga war a am donc en tout cas mention spéciale à la préparation de Siteu. laale bi ñu laale nii rek ndoptanaa la barki yeneen bi maa la ëpp doole. mais man mënu ma ëpp doole te man góor gi du ëpp ma doole. Seydina Muhammad bu addu ne prix ma xaru sa kaw. soo xaroo ci man boo xaroo ci man du ma bëri yow dama lay duma. mënoo maa duma ndax ñeme woo ba di xool bay duma moo nekkul ci yow. boo xaroo sama kaw boo duma la. léegi lu wax ba di xool bay duma moo nekkul ci yow. ama góor bu loxo yu jógee ama benn problème daal après am problème boobu njëkk moom. waaw ragal bu sikku nga. bis baa bu addu ne prix maa lay njëkk a dóor maa lay njëkk a song. doo ma njëkk a song doo ma njëkk a dóor. ok ba bis ba. te naa la woon ci bëre loo xam ne mosul bëre yoon moom. li ma doon wër ci moom gis naa ko bu bis baa ma def ko lu ko góor mos ko def. le 6 incha allah naa la teg loo xam ne mosul ko teg si. waaw di wax gars yi rek combat bi seen affiche lay am. di woo waa diaspora bi ñëpp amateur yi seetaan lamb yëpp ñu wax mal ñu war a bëri le 6 incha allah. ngeen teel a jënd seen code waajal ndax bu bis baa di ngeen gis lu neex di ngeen gis ambiance di ngeen gis bëre di ngeen gis xeex.